talaata fukki fan ak ñett si ndeyu koor atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar yi maanaam gi li ciy gën a fës ñaxtub ñi nga xam ne ñoo di ASP si gox yu feccantikoo si réewum Sénégal si mbooleem région yi daanaka daan nañu yëngatu nag wane seen naqar ñoom ñi nga xam te ne ñoo daan sécurité de proximité yi waaye jàppante yu métti am na si yenn gox yi sax seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di takk di police yi ba am ñu ngi ci jàpp am na ñoo xam ne it jël nañ ci gaañu nañ ci def ab taxaw seetlu si bopp xibaar yi BRT bi di bus rapide transit xal seen nañu daal di koy delloo si weer yu njëkk si atum 2023 bi ñu daal di dëkk mal waa surtout ñi nga xam ne ñooy taxawul liggéey bi xamee ni mel ginnaaw bi nga xamante ni dañu am ak wërngal ak taxawaay bi nga xam ne war na ci ngir yokk kaaraange gi rawatina ñi nga xam ne ñoo di ndongo daara yi nga xamante ni bi toll nañ ci ñaar fukki daara yoo xam ne liggéey ba dina fa jaar nañ ci teewlu moom seen babu muy teewoon ndajeeg sabal geeg fësal liggéey bi si wàllu wu ni mel li nga xamante ni bi moo jëm si Bamba Fall waa Médina àddu nañu si mbiram ginnaaw bi nga xamante ni bi nag njiitu réew mi daal dina koy def minute conseiller moom nekkoon koo xamante ni bi si l'opposition bi la bokkoon am na ñoo xam ne nee nañu mbir mi bett na leen ndax xaar ñu woon lu mel am nañu ñoo xam ne jàpp nañu ne dina am njariñ ci Médina dinañ ci teewlu gëstup ki nga xam ne di am Mamadou Sy si biir xibaar yi njeexitalu xibaar yi ni ki talaata ju jot di ñi nga xamante ni bii dañuy daal di tekk ci réew mi te fii nag day daje ak ñaari ndaw yoo xam ne ñu ngi yëngu si Sandaga foofee fi nga xamante ni bii moo di fabrique artisanale ba fa nag am na ñoo xam ne ñu ngi fa yëngu waaye nag seen i mbir doxewul na mu waree dëgg dinañ ci teewlu seen am nataal ak seen taxawaay ak ki nga xamante ni bii moo di Aïssatou Kane mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaay xibaar ñes gis ñu def si faram fàcc. mer ba futu fësal seen naqar si mboolem gox yu feccantikoo si réewum Sénégal ASP yi daal nañuy génn ñoom daal di def ab ñaxtu yi nag bokk na si li ko woon dañu dugal leen si li nga xam ne moo di fonction publique waral ay jàppante yu métti dox seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di takk di policiers yi nga xam ne dañoo baaxoon di ànd liggéey waaye bi yoon janoo bu métti lañu daal di janoo si ay gox yu bëree bëri ca diwaanu Kolda bokk na si gën a tàng ay jàppante yu indi fay gaañu ak teg loxo goo xam ne teg lañ ko loxo ay ASP yu bëri sa diwaanu Matam yëkkati nañ seen i kàddu foofu nag li nga xamante ni bi moom la ñuy sàkku moo di ñu daal leen dugal ci li nga xam ne moo di fonction publique bi war nag ñu amal ab ndaje ak taskatu xibaar yi tey ji ndaxte nee nañu ñu ngay liggéey atum 2013 ba léegi te ni nga xamante ni bi noonu lañ leen taxawoo nekkul loo xamante ni bi gën na si ñoom waral nag ñu jënoon ak taskatu xibaar yi foofu si diwaanu Matam si fekkee ko suñu ndaw li nga xamante ni bi moo ñu fee teewal sa diwaanu Matam di Amadou Oumar Diallo ñu teewlu ab nettaleem. agent ASP yi nekk fii ci Matam yëkkati nañ seen baat ci kaw ngir wone ni seen métin te di rappeler kii di président Macky Sall li mu digal ASP yi ba léegi defu ko. ñun mënuñu comprendre depuis 2013 ba léegi ndaw yi Sénégal yëpp parce que président bu mu soxlee ay ndaw yi Sénégal ñu bëri dañoo sacrifier seen bopp bàyyi lépp ñëw jubal ci ASP en souvent 10 ans que ñoom comme que l'état moom lii peut-être xëy na un jour seen condition vie mu yomb ci ñoom agent yi depuis 2013 ba léegi gisuñu benn avancement ci seen dund. depuis 2013 ba léegi nag boo gisee 9 ans la ñuy wax les gens ont dit 8 ans mais man 9 ans lay jàpp 9 ans de service rendu à la nation ba léegi dara réerugul si am ñi nga xamante ni ay pères de famille lañ am ñi nga xamante ni dara leerugul parce que ay am nañu ay 46 ans ñi ay 47 ans ñi boo leen fan ngeen di jëmee depuis boobu ba léegi. ñoom agent yi seen objectif principal mooy que ni nguur gi ngir mu defal leen intégration ci fonction publique. te dafa bëgg tamit président wax lu leen par décret soit intégration lay doon soit décision lay doon soit ñu am ay CDI lay doon. ginnaaw bu ñu defee seen point de presse. ASP yi fas yéene wuñu benn yoon bàyyi xeex bi ndaxte ñu ngi waajal ay yeneen manifestation ci ay fan yu néew bu nguur gi tontewu leen. Amadou Diallo di ko jaajëfal nguur gi ab beneen sémb boo xamante ni bi am nañ ko si réewum Sénégal ci dem gi di li nga xam ne moo di BRT bi nga xamante ne bi daana tax nañu xotti mbeddi Ndakaaru yu bëri nag liggéey bi dina daal di jàppandi ñu mën koo daloo si njëlbeenu at mi nga xam ne moom la ñu jëm di 2023 di kaddu yoo xamante ni bi mu ngi tukkee si waa séddut ñi nga xam ne ñoo liggéey bi ki nga xamante ni bi moo di Thierno Ibrahima Aw mi ko jiite daan nay def ab tolluwaay yëpp liggéey bi nga xamante ni bi nee na li si ëpp daanaka daanañ koy door ngir mu daal di yaatu si xàll yi nga xamante ne bi jël nañu ko nga xam ne toll na ci ñeent fukki kilomètres ay kàddu ñu teeloo kook Mame Seynabou Babou. waaw baax na ñu fàttali ne Dakar ñëpp gis nañu mu xattee ñu ngi ci 4 millions d'habitants mbirum dem ak dikk bi nekk jafe-jafe yoo xam ne population bi yëpp ñu ngi koy dund moo tax ci kilifteefu chef de l'État son excellence Macky Sall ñu am projet yu am solo TER bi mettre nañ ko en exploitation BRT bi moo ci war a topp mais ci biir loolu ñaari
projet transport de masse yooyu ñuy wax ñu ngi liggéey déjà ci projet rabattement loo xam ne dafa war a lëkkale gox-goxaan yi ak projet TER beeg BRT bi nag liggéey bi gis ngeen ne pàcc bu am solo dañ ko jagleeloon assainissement bi moo tax gas bi bëri woon mais li ñu am na njàkkin ne at bii di ñëw question inondation ci sunu ginnaaw lay nekk beneen pàcc bi mooy dañuy dévoyer réseau yi xam nga liggéey bu toll nii boo koy def te doo couper courant doo couper ndox doo couper téléphone def ay réseau yu bees dafay laaj ma jël ci sama kàddu tuuti jaajëfal population yi nga xam ne nii vraiment ñu ngi ñuy gunge ci projet bi am nañ ci adhésion mais ci biir loolu dafa am beneen pàcc boo xam ne daf ci am solo ñu ngi waajal ëllëg bi nag mooy exploitation bi ñu ngi koy xaar 2023 mais balaa ñu ciy egg ñuy anticiper Sénégalais yi nan la ñu war a comporter woo ak corridor yi. liggéeyu BRT boobee lu toll si fukki commune ak ñeent yoo xam ne dina ci jaar waaye tamit si ay daara di ay l'école yoo xam ne toll nañ ci ñaar fukk waral nag ñu daal di dellusiwaat si bu baax a baax soññ ñi nga xam ne tuutànk yi gën leen a xamal na nga xam ne noonu la ñu war a jéggee li nga xam ne moo di BRT beeg njeextali si wàllum kaaraange gi dem géeg dikk gi loolu daal nay fës si ndaje li nga xam ne doon nañ ko daal di fësal li nga xam ne moo di tolluwaay liggéeyu BRT bi ñu del ak Mame Seynabou Babou. lu tolloog ñaar fukki établissement scolaire yu nemmeeku ci corridor bu BRT bi ak lu tolloog 100 ci zone d'influence bi ci gis conseil exécutif bu transport urbain durable dafa am solo lool ñu ñaar acteurs yi nga xamante ne ñoo ngi yëngu ci lu jëm ci éducation ak sécurité routière. Inspection d'académie, inspection de l'éducation et de la formation ne leen nan la ñuy def ba tàggat ndaw ñi ci lu jëm ci wàllum sécurité routière ci lu jëm ci wàllu comportement ci transport ndax transport yu bees la ak xarala yu bees fexe tamit ba ñoom ñu dugal ci seen loxo ñu ut ay documents pédagogiques sunu doom yi xam ne ñoo nekk ci école bi ñu jéem leen sàmm ci tali bi. mboolem responsable établissement scolaire yi nga xamante ne dañu situé wu ci zone d'influence bu projet BRT ak ñi nga xamante ne ñoo ngi yëngu ci wàllum éducation ñoo ngi rafetlu bii les démarches. waaw dañ koy rafetlu bu baax parce que xam nga projet bi dafa am benn pàcc boo xam ne dañ ko jagleel wàllam kaaraange ci yoon bi sécurité routière et loolu nag bu amee ñun dañu ci kontaan bu baax ba tey ji éducation ñun am nañu suñ curriculum maanaam jël na en charge yenn aspect yoo xamante ni vraiment bu ñu ci bëggee dugal programme bi du am benn jafe-jafe maanaam intégration bi day yomb. ñu nemmeeku fan yi ab crise ci école bi mu nekk loo xamante ne neexu dara inspecteur d'académie bi waaye moo ngi xam leen nag ñoo ngi jël ay matuwaay pour après grève bi. perturbation yi moom neexul kenn parce que xale bu xëyee jàngiwul rek du neex kenn rawatina inspecteurs yi mais am nañ yaakaar ne waxtaan yi am incha allah dina aboutir fii ak ay fan yu néew ci déggoo c'est vrai que grève bi yàgg na mais ñun expérience biñ ci am wone na ne tey jii bu cours yi reprendre mun nañu mettre en place ay dispositifs maanaam def ay jéego yoo xamante ni incha allah xale yi li ñu jot a perte dinañ ko rattraper. atelier bii nag li ko tax a jug mooy boole ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi yëngu ci wàllum njàngale mi ngir ñu taxawal ab plan d'action boo xamante ne dina am solo ci lépp lu jëm ci campagne bu information ak éducation ak communication ci wàllum sécurité routière ci milieu scolaire. Mame Seynabou Babou ginnaaw dem ngeeg dikk gi ñuy wax lu jëm si wàllum wér-gu-yaram tey ji fukki fan ak juróom ci weeru février di bis bi ñu jagleel ak xeex lépp loo xam ne moo jëm si sànq di cancer guy laal ñi nga xam ne di tout tànk yi di loo xam ne àdduna bi yëpp nag ñu ngi koy taxaw di xeexandoo jublu ay at taxaw temm ngir saytu bés bu jot juróom-ñetti téeméeri cas yoo xam ne am na réewum Sénégal nag sooy na foofaay teewul jéego yi ñu ngay wéy bu ñu sukkandikoo si ki nga xam ne moo jiite kuréel gi xeex cancer ci réewum Sénégal di LISCA docteur Fatma Guenoune si téléphone Omar Kane. waaw cancer santé xale yi problème santé publique la parce que chaque année dinañ am ñaari téeméer xaleel ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ne moom lañ leen di faj ci service su oncopédiatrie bu hôpital Aristide Le Dantec parce que foofu rek mu am service bu fonctionnel te am na centre de recherche bi nga xam ne mi ngi ci Lyon. moom nee na xayma na ci yaakaar na ne juróom-ñetti téeméer xaleel
dina am cancer ci Sénégal mais loolu les chiffres yi mënuñ buñ ci wax dara tant que registre bu fonctionnel amul donc registre de tumeur boobule nekkoon na ci li nga xam ne tegoon nañ ko ci taabal bi pour ñu saafara ko pour que ñun ñu mun a suñuy def ñu plaidoyer ñu xam ñaata cancer moo am ci Sénégal te ci gox yëpp te foog naa ne nee nañu ne dinañ ci jël def ay matukaay ba saafara ko ba d'ici quelques mois registre boobule dina commencer fonctionnel donc loolu mooy te cancer yi nga xam ne moo ëpp ci cancer u xale yi mooy cancer u deret cancer u bët cancer u roño yi nekk na cancer yi nga xam ne bari na te cancer u deret bi am na ci ñetti façon leucémie ak lymphome yi bari na donc te yooyu yëpp hôpital Dantec lañ koy fajee ba pare garab yi ñu koy fajee ay chimiothérapie am na ci yu bari ci protocole yi am na ci juróomi produit yi nga xam ne dugg na ci gratuité boobule amoon en 2019 ci cancer yu jigéen yi ba xale yi dinañ ci profito mais yeneen produits yi ba léegi nekkagul c'est pas encore gratuit yooyu yëpp ci plaidoyer bi la ñuy def pour rendre fajum cancer bu xaleel ak yu mag gratuit ci Sénégal. ginnaaw wér gu yaram ñu wax lu jëm si wàllum politique Bamba Fall daan nay fekki njiitu réew mi ginnaaw bi nga xam te ne bii nag daan nañ koy def ab jëwrin buy xel maanaam ministre conseiller ñi nga xam ne ñoo di waa Médina àdduna nañ ci wàllu yi am nañ ñoo xamante ne bii nee nañu bi ñu koy falaat maire lim nekk si l'opposition bi moo tax ñu fal ko waral nag ñu ne am nañ ci mbetteel am ñoo xamante ne bi jàpp nañ ne mu fekki njiitu réew mi dina tax ay projet Macky naalam foofu sa diwaan Médina gën a gaaw nipp liggéey ku nekk ak na nga ko seetloo si gësub Mamadou Sy. Rue 8 angle 23 ñu ngi fii ci Médina Serigne Dieye ak Wali Seydi lu ñu nommé Bamba Fall ministre conseiller def leen bett lool ñoom nag mosuñu xalaat ni gannaaw xew-xew yi amoon ci élection yi mbir mi mën a demee nii. waaw lu ñu bett la parce que ñun on croit pas à ça dañu yaakaaroon leneen loo xam ni du dul lii daal parce que xëy ñu ni APR waa Kër Bamba Fall ak waa APR ñoo ngi reyante affaire élection yi jeex daf ñu bett daal. ngan di déception nag amoon nañ opportunité jàppale ku si ne si candidat yi fi nekkoon surtout moom tey ñu xëy ñu mel ni ku nekkoon 5e étage rek ñu buux la nga wàcc tiit. ñeneen ñi nag xalaat ni dara nekkul ci décision bi Bamba Fall jël ñu jàpp ni seen maire am na ay chantier yu bari yu mu war a àggali te bu jege président loolee mën na ko jàppale. Bamba ñun bu dul woon liggéeykat kon duñ ko topp ku mel noonu tey jii président woo la tey mais da nga war a mën a dem liggéey moom parce que apporter Médina loo xam ne kenn musu ko apporter tey Médina bi soxla na lu ay bras yu bari. Massilène bi war na ko def 4 étages. gannaaw bi di épisode ñenn ci ñiy dëkk Médina jàpp ni ci jamono ji xam nañu bu baax duñu nar a def ci élection yi di ñëw. ñun ñoo opté woon continuité léegi nag. continuité bi waa ji nekkete moom laloon na ay plan moom it si ginnaaw yi moom ay jàngat la ci àdduna rek à chaque fois nit ki day yaakaar ni moo la gën a mus fekk ni boppam lay yàqal la. dafa jot wéy politique yi soppi seen xar kanam ndaxte am nañu jàpp ni yenn ci ay doxalin askan wi bëgg ko. waaw non war nañ réfléchir kenn ku nekk xam sa position soo faree benn parti. moo nga ngay changé. su tey nga nekk gauche su subaa nga nekk droite non loolu rafetul. gannaaw bu ñu tabbee Bamba Fall ministre conseiller ca Médina nag foofe nag ay xalaat yu wute moo fa am ñenn ñi nag di ñaawlu lu maire bi def ñeneen ñi nag noppi nañu ngir gunge ko ci mission am. ñu jógee fi nga xam ne moo di Médina wutali diwaanu Kaolack Saloum ak programme bi nga xam ne moo di Promoville jël na fa toll si 20 ndaw wala bon téeméer ak juróom fukki ndaw ñoo xamante ni bi dinañ daal di yëngu nu mu gën a yaatoo si li nga xam ne moo di programme boobee nga xamante ne bi moo di PAWAS maanaam daal yi nga xam ne ñu koy def si dem geeg dikk gi loolee dugg si naal yi nga xam ne moom la ñu duppee xëyum ndaw ñi juróom benn fukki ñoo xamante ne bi daan lañ leen di jël si lu toll si ñaar fukki junni mètre carré yoo xam ne war nañ ko daal di mën a pawe ñu dem ba Saloum fekk fa Adama Sarr ak Assou Mbaye
nemmeeku liggéey bi nga xamee ne waa Promoville ñu ngi ko amalee fi nga xamee ne moo di ci lycée technique El Hadji Abdoulaye Niass dafa rek bokk ci programme spécial de pavage bi nga xamee ne bokk ci programme xëyu ndaw ñi fii ci Kaolack nag Promoville fas yéene daal recruter lu ëpp téeméeri ndaw ngir ñu sóobu ci liggéey bi. fii Kaolack nag ñu ngi ko tàmbali novembre bi passé nii donc biñ ko tàmbalee aussi ñu ngi commencé pose pavé yi defe naa ci fukki fan lay toll. te bu ñu xoolee fi ñu toll nii mun nañ ne wax dëgg yàlla ni muy avancé am na solo parce que ci 10 jours yi gis nañ ne xale yi posé nañ pavé yi si surface bu toll ci 3000 mètres carrés donc su ma koy wax ci olof day nekk ñetti junni mètres carrés donc ça veut dire que ne rendement bi vraiment c'est abordable parce que de 300 mètres 3000 mètres carrés dinañu jox 300 mètres carrés par jour programme bi nag ñu ngi ko démarré di recruter nañ juróom benn fukki xale moom la ñuy wax ci recrutement bu njëkk bi parce que recrutement yi ay pàcc lay nekk donc pàcc bu njëkk bi jël nañ ci juróom benn fukki xale ñoom ñoo tàmbale lii ngeen gis nii ñu koy def te xam naa ci jour yi ñëw ci kanam fan yi ñëw ci kanam dinañu jàllaat pour recruter waat yeneen 60 xale pour ñu mun a matal li nga xam ne nii moom la ñu fii ci Kaolack. fii ñu ngi nekk hôpital dëggal lycée technique donc à part fii am na lycée Valdiodio donc prévoir nañ fa pavage am na aussi surtout gendarmerie devanture gendarmerie bi foofu aussi dinañ fa def pavage ak quartier Parcelles aussi. am na pavage. ndaw yi nga xamee ne nag ñoom lañu recruter ci bile programme ku ci nekk di wax ni nga ko gisee. léegi ñun Kaolack dañu bëgg xale yi ñu gën a motiver wu dem inscrire parce que lii am na solo pavage bi lu am solo la ndax ñun ay jigéen lañ biñ ciy dugg luñ ñu wax li liggéey góor la mais dañ gëm suñ bopp ne liggéey amul góor amul jigéen mën nañ ci gis suñ bopp ba tax ñun ñëpp ñu dugg liggéey def si njëriñ def si fu la def si fayda. bëgg nañ créer ñun suñu bopp. ay GIE yi nga xamante ne saa xam jotee ñu déposé bind ay projet déposé ko pour ñu mun ñu financer ñun tamit ñu jóg parce que bëgguñ mu yem fii kese entrepreneuriat dafa am lu mu lay benn xam-xam bu ñu lay jox xam-xam boobu noonu yow yaa koy jël après am foo ko yëgal. programme bi la nga xamee ne nag waa Promoville ñoo koy saytu liñ ci jublu moo di utal lu toll si 2 junney ndaw ab xëy programme bi la nag si 2 at lay toll. liñ ci dugal ci koppar toll na ci fukki milliards ci suñuy xaalis. Adama Sarr ñu jógee foofu ci diwaanu Kaolack daal di wutali Tëngéej ca fekk fay éclaireur yi nga xam te ne bii daan nañuy taxaw tem nag ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo di pune yi si wàllum diwu yaram bi leen di daal di fekk si li nga xam ne moo di jant beeg ni mu mën a am njeextal seen der ñoom daal di foofu si boobu leen dajee ginnaaw beeg mi di sàkku si gouvernement bi mun gën leen a taxaw ba ñu am ab bërëb boo xam te ne bii seen la ñuy liggéeyee diw yooyu nga xam ne soxla nañu ko ñu dem ba Tëngéej fekk Babacar Seck. fexe ba pune yi ñu bañ jëleen beddi ci askan wi fexe it ba saafara jafe-jafe yi ñuy am ci wàllu wér-gu-yaram tax na éclaireur yu Tëngéej jox club albinos lim bu takku ci ay crème yi tax naaj bi bañ leen sonal la. yàlla dafa dogal seen der ni mu mel dañuy soxla ay produits yu spécifique ay crème solaire yi di produit bu seer bu xamante ne njaboot mënu ko jënd waaye wala mënu ko jënd tout le temps ñu soxla tamit ñu leen toppatoo seen wàlli bët ndaxte ni suñu juddoo rek dañuy am problème de vue loolu day waral suñu leen taxawul seen àdduna day yàqu ñuy dëkk ak ñoom di leen xool waaye xamuñu dara ci ñoom moo tax tey ñu ne dañuy def journée don bi nag sabab bi ginnaaw masque yeeg gel yeeg crème bi mooy ñu waxtaan ak communauté bi. mbébétu club albinos mooy fexe ba ñu taxawal ci réewu Sénégal benn unité bu ñu defaree crème solaire ngir loolu mën a nekk ñu ngi ciy tàllal loxo nguur gi. moo di que nañu fexe am benn unité de reproduction fii ci réew mi xam ne crème yi ñuy jéegaane bitim réew te muy jar nag lu bari. man dem naa benn kër boo xam ne maire ba ma yëgsee ay siwo peinture yu mag yi la jël daf ko tuur y avait des centaines de bouteilles bii la ci gën a moins cher 12500 lay jar
ñu am unité de reproduction de crème solaire fii ci Sénégal jox ñu ko ñun ñi xam ne ñoo ci nekk xam njaboot yi li ñuy daj ñu di ko doxal dina dootuñu dem bitim réew di sonn di xaar fay gi metti na lépp metti na njàng mi également bu ko defee état ñun dañ koy xaar ci mu ñëw subventionné loolu dimbali ñu ci walla mu jël ko sax lépp en charge. éclaireur yu Sénégal ak club albinos sàkku nañu ñu fexe ba xale pone yi ñu bañ leen a beddi ba ñu mën a jàng ni seeni moroom. ginnaaw loolu la ñuy wax lu jëm si wàllum alam beeg càmm gi nga xam ne moom la ñu war a sàmm lu ñu duppee aire marine protégée maanaam ñi nga xam ne ñoo di dëkk Afrique yëpp boole nañu seen doole jaare ko si convention Abidjan bi nga xam te ni daan nañu def lool jël si waat si li nga xam ne moo di seen naalu seen sémbo yu ñu am ne bu ñu daal di jubloo li nga xam ne moo di CAP 14 bi nga xam ne war nañ ko amal si Abidjan atum 2024 nekk na loo xam ne forsa la ngir ñu waajal ko ba mën a sàmm loolu la ñu duppee aire marine protégée si diwaanu Mbour la ñu amalee ndaje ñu dellu si waat si ak ki nga xam ne moo di Mountaga Kane. ci ndigalu conférence des parties muy mbooloom réew yi nga xamante ni ñoom ñu amee géej fii ci Afrique ci la kuréel bi ñuy tuddee convention d'Abidjan daal day fas yéene nag taxawal benn protocole boo xamante ni day méngale ay doxalin réew yi nga xamante ni ñoo am géej ci Afrique ngir mën a aar seen géej gi le liggéey bi mu ngi tàmbali altine bi fii ci Saly. Cette rencontre elle est importante en ce sens qu'elle bi am na solo lool ndax day tàmbali liggéey ngir taxawal benn protocole bu convention d'Abidjan bi taxawal nga xam ne yàgg nañu di ci liggéey bi mujj bi ñu ngi ko defee woon ci ndaje COP bi amoon ci weeru décembre ca Brazzaville. aire marine protégée nag bërëb la yoo xamante ni dañuy tere ku fa napp ngir gàncax gi ak jën yi mën a màgg ni mu waree. un nouveau protocole sur les aires marines protégées. li waral liggéey bi lenn dong la mooy fexe ba ñu mànkoo ci ay jëf ak i doxalin ngir mën a aar géej gi ak tefes yi. Parce que nous avons constaté qu'il y a besoin d'harmoniser les définitions. dañoo nemmeeku ne jot na ñu méngale suñuy gis-gis ci aju ci aire marine protégée yi ba noppi ñu tënk nag ay doxalin yoo xamante ni dañoo nuroo mu ànd ak déggoo yuy tax réewi Afrique yëpp mën a xàccandoo dóorandoo. Façon de protéger les espaces qui se trouvent sur les zones marines et côtières. Là afin qu'au plus tard d'ici un an. mooy fii ak genn wàll ñu xaatim benn document boo xamante ni day am solo lool. document bi dañ ko fas yéenee jébbal ci COP 14 bi convention d'Abidjan bi nga xamante ni moo war a am ci 2024. jaajëfal ko Mountaga Kane gëstu ngoon gi dañ koy jagleel ñi nga xam ne noonu la ñuy jëfandikoo li nga xam ne moo di lënd gi ak mbaali jokko yi ñaare da ngay gis ay kàddu yoo xamante ne bi nit da koy def xëy na mu daal di say jum yenn ñi sax dem ba def ko ba tayef waaye kàddu yooyu day mujj daal di daanaka wër di sam nopp nit ñi ba saa bu ñu xëyee di ko dégg foo dugg rek si mbaali jokko yi di ko fekk mën naa indi bës ni nga xam ne nañ ko tuddee waaye mën naa indi yàquteg àdduna si koo xamante ne bi xamul dëgg nan la ñuy jëfandikoo mbir yu ni mel ñoom sax ñuy mujj daanaka gën a fës si mbooleem bërëbu tasukaay xibaar yi te nekk na loo xam ne askan wi jàpp nañu ne ñi koy fësal ak nekk si saa su nekk dañoo ñàkkum xëy wala ñu ñàkk lu ñu def jot gu bëri ko waral gëstu bu ñu ànd seeg Marème Ndiaye. ñu ngi ci boulevard Charles de Gaulle ci rond-point Vieux Cinq Fay gox bi nag dafa calme ci après-midi bii. groupe xarit biñ fi fekk ñu ngi waxtaanee net bi ak vidéo yi ñu ciy dugal mu am lu ñu tuddee buzz te ndaw ñi taamu ko lool kenn ci ñoom ci xalaatam yoon la lu ni mel am waaye nañu yemale pom yi ak njëriñ mi. c'est très normal que jeunes yi dem attaché ci numérique bi quoi donc mais malheureusement la grande majorité lu fekk noonu c'est pas intéressant quoi. nit moom mënoo ko tere mu divertiru mais ce qu'on doit éviter comme li am léegi mooy presque. vidéo yi ñuy gën a partagé yi gën a am buzz dans ce pays mooy yi nga xamante ne day retaanloo nit ñi parce que àdduna moom c'est une question d'équilibre entre le sérieux mooy li nga xamante ne am na solo ak li nga xamante ne nit tam mën a si jëriñoo pour aussi tamit mën a divertir àddunaam. ñenn ñi jàpp ne jot gu bare la rek. damaa jàpp ne bari jot gi la rek mais nit ki bu fekkee ne mu xëy di liggéeyi nekk ci liggéeyam du am sax jotu seetaan wala boobu seetaan buy taal connexion am. lu am njëriñ lay doon mais du doon loo xamante ni ay wax yu ñàkk fayda la quoi man noonu laa ko gisee jot gi daal bari na ci ndaw yi. ñeneen ñi ñàkkum liggéey bi ci ndaw ñi la ñu duut baaraamu tuuma. jeunesse Sénégal léegi boo xoolee taux de chômage dafa élevé wu te si léegi amuñu métier jàngatuñu da nga gis sax étudiant bu am bac mënul def formation mais amul ku ko aidé léegi day mujjee xool facilité. def ay TikTok
di def ay vidéo te loolu jeune Sénégal lañ dépassé loolu quoi loolu. vidéo ay mala ay xale ci suñu dund la bokk léegi yenn saay ñu reetaan looñu wala ñu jooyloo ñu wala sax ñu merloo ñu fii ci Sénégal vidéo yi reeloo li muy yóbbu ci ay giga bari na mu ne mënoon nañ jëfandikoo connexion boobu ngir lu ëpp solo ci kàddu ñi ñu waxtaanal. Madame Ndiaye di ko jaajëfal lu jëm si élection ak wàllum politique ak xibaar bi nga xam ne dab nañu tukkee si makkaan jër wàllum biir réew mi ak élection wàllum gox yi di législatif yi ñu dëkkmal fanweeri fan ak benn si weeru sulet atum 2022 jëriñ yor wàllum biir réew mi mu ngay xamle ne daal nañuy jël décret boo xam te ni bii mooy ñëwoon ngir joojanti maanaam révision li nga xam ne moo di liste électorale yi gën koo daal di yeesal yooyu les révisions nag nga xam ne dina daal di doo altine juróom-ñaari fan si weeru mars ba alxames fanweeri fan ak benn si weeru mars atum 2022 si mbooleem réew mi ak biti réew si gox yu feccanti ko ci tënkum xibaar ba léegi si wàllum tàggat yaram jaraaf bu Ndakaaru ak AS Pikine seen mbir yi ñi nga xam ne ñooy saytu wàllum yàgg yi si jongante yi wala rawatina Ligue 1 si réewum Sénégal daal nañ si addu daal di tegi daan ñi nga xam ne ñoo di waa jaraaf benn million si koppar yoo xam ne war nañ koo fay laataa ñuy jongante waat yemul foofu ndax formation bu présidentiel sec bi dañu daal di ñàkk jongante boobu doxoon seen diggante ak AS Pikine teewul nag AS Pikine si boppam it ñu te koy daan ndax lu toll si 100 000 francs maanaam téeméeri junni yoo xam ne ñaar fukki junni yoo xam te ni bii war nañ ko daal di fay nii li nga xam ne moo di amaan boo xam te ni bii ñi yor wàllum yar gi ñoo ko daal di jël ni dogal. tekki fi ñu wute diwaanu Sandaga ak fi nga xam ne moo di fabrique artisanale ba foofee dañuy dajeek ñaari ndaw si njàpp ndaluk ay satukan ak Seydina Mbaye ñoom nag ñu ngay nekk si ab seen liggéey ndax ñu fa ëpp dañuy ràbb ka def ay mbir yoo xam ne dafa dëppook aada ak cosaanum réew mi ak ay yoo xam ne moom lañ koy jëfandikoo waaye nag liggéey ba doxatul nañ ko xamee woon jamono ji moom seen xel dalatul ndax seen liggéey na mu leen daan dundaleetu nu ni mel ñu teewlu gëstu bi. tabax bu ñetti étage bi nekk fi léegi mu mot juróom fukki at di wuyoo fabrique artisanale la ñu bëri di liggéeyee di fi jaay lépp luy marchandise artisanale. à part ça gi damay defar ay dàll damay defar ay espadrilles damay def ay mocasin daal boo indi daal mën naa la ko joobal. may xool modèle boo mënta indi mën nañ la ko defaral. ay njaay yu jaar ci ñëkk yu jàppandi. non affaire bi seerul daal yi seerut saag yi daal yi 500 2000 saag yi 5000 6000. fu mu toll ni nag dara jaxatul. autant daan nañ gis suñu bopp mais bi ñu tuxlee aéroport yi ba léegi daal gisatu suñu bopp instant yi nii jamono bu ñu toll nii parce que touriste yi gars yi aéroport yi dafa sori gars yi préfèrent ñu rester fee ne jëm ñaajo genre moo tax fii bëritu touriste parce que ñu touriste la ñuy liggéeyal. fi ngay ñëkk jot ci bâtiment bi benn kàddu bi la itam guinéen bi du dund ay jafe-jafe yu tax. waaw maa ngi doon gis sama bopp waaye bi feebar bi ñëwee nag affaire bi xaw na metti loolu moo yàq liggéey bi. donte du sénégalais mi ngi xaar tànk bi yam ngir mun see génn. xam nga boo demee ci ak réew nga yàgg fa da nga koy tàmm bu neexee nga toog bu naqaree nga toog ñu ngi sant yàlla rek di am suñu dépense. nekk ci digg Sandaga am lu toll ci téeméer ak juróom fukki place bëri doomu réew fi daje fii di fabrique artisanale bëri ndaw yu xarañ waaye seeni liggéey doxatul ni mu waxee. Aïssatou Kane di ko jaajëfal mook Seydina Mbaye di leen jaajëfal mbokk yi si tool bi mooy yëkkati bi la jotaayu xibaar benn jotaay 19h45 la doon si kàllaamay na sax Adama Anouchka Ba nees kis la total di wéyandi ak Cheikh Sena Fall xibaar yi di wéyandi si www.emedia.sn